ACD moo leen di may seen émission jëm ca kanam. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre suñu chaîne bi di 8TV tey nag ñuy ñëwaat ak yéen ci seen émission jëm ca kanam ñu ngi fii ci Guinaw Rail Sud seet si fi nag ki nga xamante ni suñu papa la di acteur de développement di acteur de politicien di li nga xamante ni mooy acteur de social ñu gën ko xamee kan Baye Mor Diagne xanaa li ñuy daal def rek mooy bàyyi ko mu nuyoo bu ñu paree ñu soobu ci waxtaan bi kon Baye Mor Diagne ñu ngi lay nuyu. Mohamed maa ngi leen di fay ak sa technicien yi ak waa rajo bi yëpp 8TV di leen ñaanal jàmm yàlla defal leen jàmm di ci kontaan trop ci ñëw ngeen ñëw fii di leen dalal jàmm. ñi am contentement bu baax a baax di dalal suñu papa ji ndax yaakaar naa ni kenn du leen ko présenté yaakaar naa ni xam ngeen xar kanamam. xam ngeen tamit taxawaayam ci li nga xamante ni moo di développement moo di politique moo di lépp suñu papa ji kon xanaa di ko bàyyi mu présenté wu rek su ko defee mu présenté wu wax ñu tuuti ci moom pour ñu ko xamul tamit mun ko xam. waaw Mohamed maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp waaye di ko gis nag waa Guinaw Rail di wax ne man su ma waxee sama. biographie day yàgg lool maanaam xaju fi ndax juddoo ma fi waaye fii laa yaroo dama rampe ba ñëw fi waaye nag li ma jëkk a def tailleur laa doon sama profession waaye nag liggéey naa entreprise nekk délégué du personnel nekk trésorier fédération textile de UTLS nekk naa ay acteur de développement nekkoon naa itam trésorier FCP maanaam football club de Pikine équipe bi jëkk gagné coupe Lamine Gueye maa ñëw maa doon trésorier maa yóbbu engagement ba nekk naa délégué du personnel nekk naa it acteur de développement nekk naa it acteur commercial nekk naa it acteur politique loolu yëpp nekk naa it président daayira nekk naa Bilal ci jàkk ju nu bokk ñun ñëpp kon yaakaar naa ne yooyu yëpp xam naa ko dama ciy wax loolu rek nekk naa président Guinaw Rail Sud section bi président fédération Pikine politique président membre comité directeur membre secrétaire national 4 fois conseil municipal 3 fois conseil ville bureau politique comité directeur secrétaire national loolu daal nekk naa ko nekk premier conseiller technique bu maire Abdoulaye Diop. macha allah yaakaar naa ni parcours boobu rafet na beneen bi ci suñu première question nag gis nañ ni ñu ngi jëm ci élection locale yi nag di 2022. ñu gis ni bii yoon nag nekkul mag ñi rek waaye ndaw ñi sax dañoo jóg léegi ñu la doon laaj lan moo ci taxawaayu ndaw ñi. waaw di sant yàlla di ñaan rek élection yi ñëw ak jàmm ñu def ko ak jàmm ay élection apaisée yoo xam ne ku dëkk Guinaw Rail ak ku dëkk ci réew mi yëpp mu xam ne rek ku ne am nga droit bëgg ndax ku ne am nga choix te am nga droit. exposé ce soit bi nga soxla mais lépp lu ñu def rek nañ ko def xam ne ñun ñoo ko bokk te day passé te su paree ñooy toog di xoolante te yaakaar naa ne ku laaj responsabilité da nga ko bëgg a développé am ci yéene waaye laajuloo ko pour affaire xeex wala xuloo wala leneen kon luy mën a doon nañ ko def ci jàmm nañ ko def ci salaam nañ ko def ci xam ne ñun ñëpp bokk Guinaw Rail te mënuñ ko séddoo kon nañ ko rafetal surtout les jeunes nga xam ne seen deret daf leen a jege ñu ñii mag ñu encadré leen conseiller leen ba du am benn débordement waaw loolu moom ku nekk na am nga droit bëgg parce que kenn moomu ko kon jeunes yi suñu toogee ba masoor ñun dañ ñu war a remplacer ñu encadré leen orienté leen conseiller leen
daal lañ war a def ba pare éduquer leen ci esprit de groupe wala esprit de citoyenneté kon ñun loolu mooy suñu war a gar mais foog ñu ndaw yi nag am yar mag ñi itam yaatal leen jéggal leen ndaw yi jege leen ñu waxtaan soo ëllëgee suñ fi jógee ñu mën ñoo remplacer. moom mi ngi noonu su ëllëgee suñ fi jógee ñu mën leen a remplacer ñu gis ne élection yi am na 6 candidats candidat bi ci njëkk yaakaar naa juróomi candidat yi mooy ñi nga xamante ne ñoo tàllal loxo di laaj mairie bi waaye ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Abdoulaye Diop ñu gën koo xamee sa xarit et puis nekk sa doom et puis nga nekk conseil ci li nga xamante ni mooy ville de Pikine nekk conseil encore ci nga xamante ni mooy commune Guinaw Rail bi léegi yow 6 candidats yooyu selon yow ban xalaat nga ci am ci ñooñu ñëpp. waaw 6 candidats yëpp mooy doomu Guinaw Rail lañu Abdoulaye Diop moo fi nekk moom la fi yàlla teg waaye jëkku fi am na ku fi nekkoon en 96 ñu koy wax Moustapha Ndiaye man ci laa nekk conseiller municipal nekk tête de liste professionnelle ñu am 6 conseils municipal 5 conseils yëpp démissionné tanoo recevoir leen ku ne mu am lu mu la ñamal nga démissionné man rek maa ci des ca conseiller ba man kese ba bi l'an 2002 bi ñu dem élection Abdoulaye Diop di nekk maire booba fekk na man ma am sama mandat conseil municipal en 96 waaye Moustapha Ndiaye moomu sama xarit la woon waaye yàlla dogal na nag wax dëgg yàlla nekk na fi jóge na fi nit ku baax la yàlla na ko yàlla yërëm waaye réalisé wu fi wax dëgg yàlla daal bàyyi na fi nag formation ndax ci moom nañu jaare ba xam qu'est-ce la décentralisation ñun ñëpp fa la ñu formé woo bañ fa jógee la ñu xam ci lañ ko xamee waaye wax dëgg yàlla gis ñu réalisation boo xam ne def na ko Guinaw Rail. mais lan nga gis ci 5 candidats yi nga xamante ni tey ñoo yóotu seen loxo bu gis soxla mairie. waaw 5 candidats yi man façon bi ma gis ñu comporté woo dafa ma neexul parce que doo wax sa partenaire sa adversaire nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires mais looy wax yàgg na fi non boo ñëwee bëgg a jëli fi nit da ngay am programme soo amee programme nga présenter sa programme défendre ko ki nga xam ne mooy ki fi yàgg parce que du Abdoulaye Diop kese dafa am 55 conseils municipaux yoo xam ñooy wote budget bi Abdoulaye Diop yore le 55 conseils municipaux tous les conseils municipaux et maires tous les conseils municipaux est responsable de la session de la mairie parce que ñooy wote conseil ñooy wote budget bi ñooy def orientation budgétaire su ñu wote lu budget maire du ko exécuter non seulement day def orientation budgétaire présenté bu at bi jeexee lan la def ci budget bi lan la ci liggéey lan la ci def conseil nous sommes des responsables su boobaa su ñu defee lu mu ci war a def ñun ñoo ci dul d'accord ñun ñoo koy corriger te bari na ñu ci waxte ci conseil yooyu lañ bokkoon yaakaar naa ne bu ñu xamoon mauvaise section boo xam ne Abdoulaye Diop def na ko kon yaakaar naa ne ñoom dinañ ko wax buñ ko waxul ils sont responsables comme Abdoulaye Diop kon suñu toogee te Abdoulaye Diop def na 20 ans def fi dara seen bopp ñoom seen bopp la ñuy rusuloo parce que tam ñoom waroon nañu wane programme mais wane wuñu benn programme. léegi su ñoom kan nga ci gis ni si ñoom 5 candidats yi kan nga si gis ni rek kii daal am na profil bi. waaw man sama problème mooy man dama leen gisul fenn xam nga campagne dañ koy animer mais man gisuma leen fenn gisuma leen ci biti dégguma leen peut-être ci biir dégg naa leen. pourtant ñi ngi porte à porte de. porte à porte du gagné élection porte à porte élection da ngay nangu face à face bañ a nëbbut de porte à porte parce que nit ñi soo leen soxla dañoo sonn ci porte à porte parce que ku fi falu porte à porte nga def waaye boo faloo tëj porte ya tëj sa portable. ñu loolu ngeen def yéen. déedéet ñun sunu maire Abdoulaye Diop ñii day ànd ak investir Abdoulaye Diop yëpp ay adversaire lay woon bu njëkk ba du ñu woon ay ennemi mënoon naa ci tudd ñeneen waaye ñoo ñëpp ànd nañu tey ne wax dëgg yàlla gis nañ Abdoulaye Diop
gisoon ngeen am ñoo xam sax demoon nañ ñuy war jëli télé di wane ay canal di wane nang loo xam ne du compétence su maire yaa ngi dégg ñoom dañu war a wax lu maire deful te waroon ko def lu war a def te defu ko lañu war a wax mais yàgg na fi yàlla nu fi gën a yàgg te bëgg nañ ko ba léegi. mais ñoom ci selon loolu ñoom am na lu ñu wax sax parce que nee nañ Abdoulaye Diop def na fi ñaar fukki at mooy 20 ans mais nee nañ gis nañ ni esplanade rek la fi def. waaw loolu lañ gis am nañ droit pour que mësa bët na gisuma su la neexee doo gis wante ku romb police da nga xam ne kii police la ku romb maternité bi da nga xam ne kii maternité la ku romb nu ngi koy wax esplanade bi da nga xam ne esplanade la ku romb APIX da nga xam ne parce que APIX ginnaaw raay autoroute bi fi jaar maire bi dafa attaqué APIX ñu jox Pape Ndiame marché Abdoulaye Diop ne moom CM la bëgg. mais gars yi dañu naan defu ko fi nguur gi moo ko fi def. mais Macky Sall def fi li mu fi def ku ko fi def sunu alal la ko defee mais moo ko négocier ba def ko fa def fa terrain bi mu koy def jamono waa ginnaaw yëpp dañoo bañ ba dem police poste kii bi duñ koy waxati santé bi maanaam maternité bi. am na ci ku bokk ci candidat yi daf ko manifesté woon ba def manifestation kan moo fi def case de maison de la femme fii kan moo fi def poste bi nekk Sotrac te kenn inauguré wu ko. ba si maison de la femme bi ñu ngi naan ministre xawma kan ministre lañ wax ne moo ko. kan moo fi génne xaalis bu mu doon ne ci baayam liggéeyu ko mu réew autoroute bi Abdoulaye Wade da ko départ kon Macky Sall du fi dara parce que loolu du wax. du seen alal ñun ñëpp néegu ñax lañ doon ci suñu papa alal li réew mi la ñu dajale liggéeyal ko réew mi looloo tax ku ñu fal la parce que budget prévision la du lu ñuy dajale kii jaay gerte caaf kii jaay leneen kii jaay ginaar kii jaay mboq lañ fay retiré moom lay ñël dajale ko prévision la bokkul ak budget ministre dañ koy wuti. suñ ne 1 milliard la wala 800 millions la dañ koy wuti du bis bu ñu maire mu dëj ko ci biir waxane maire yi wala mu tëj ko ci biir këram wala mu di ko tibb di indi non borom salaire yeeg borom yëpp li ñuy fay dañ ko yóbbu trésor suñu paree calculer xool lu ñu am ci loolu la ñuy liggéeyee réew mi te Abdoulaye Diop soo ne def fi dara ñaata la amoo 145 personnes la amoo si ginnaaw raay. 145 personnes yooyu tamit ñi nga xamante ni gis nañ ni quartier yu bëri dañ naan ñoom gisuñu seen bopp li su mujj mooy quartier yàlla yaana mi nga xamante ni yow fa nga dëkk mais am na jeunes yi taxaw ne ñoom gisuñu si seen bopp lan ngay leer. yàlla yaana laa dëkk jeunes yi duñu gis fenn seen bopp bokkuñ ci dara fi laa dëkk fi laay waxee suñu bokkoon ci dara man mii dañ may topp duñu topp ci ndax li ma fi def ci affaire bourse ci affaire ñu ko waxee social ak li ma fi liggéey. ñu xam ko kon ñu ànd ak man kan moo ma sa ànd ak man ci ñoom ku ma ci formé nga dem may nduur yi dama koy tudd sama doom la man mii maa ko créé ci politique. Mariama Ndiaye noonu Ba Fall Birahim mi ko créé maa créé Birahim ci politique bu respecté ma lool nag kon nañ def seen campagne wane seen bilan bañ am complexe. parce que li ñu wax Abdoulaye Diop c'est des complexes ñu ne Abdoulaye Diop bi gën a garaaw juddoo fi man fii laa juddoo. juddoo fi mais bokkul ne yow ak Abdoulaye Diop bokkoo leen. parce que yow peut-être yàgg nga fi yenn yàgg yoo xamante ni tey jii bokkut ak Moussa. Abdoulaye Diop ba mu jàngee ba am entrance ba am BFEM fii la ñëw Abdoulaye Diop ministre la jëkk a doon ubbi atelier Abdoulaye Diop créé na fi wisil Abdoulaye Diop nekk na fi président wu DC Sotrac Abdoulaye Diop ubbi na fi école de Saloum moom ak Missy Gueye ñu ubbi école de Saloum financièrement Abdoulaye Diop moo ko financé moom Missy Gueye foo doon suñu permanence Abdoulaye Diop kër yaayam la nekkoon mère Fall rek yaayam moom lañ ko mayoon fi la yaroo fi la defee lépp li mu fi def ñoom defuñu ko. waaw ba tey ñu leen di fàttali rek yéen a ngi seen émission jëm ca kanam
ñi nga xamante ni ñoo bëgg a participer li nga xamante ni mooy suñu émission bi numéro baa ngi noonu ñu ngi leen ko bindal ci suuf mun ngeen contacter suñu service commercial. waa papa ba tey rek ñuy dooreewaat parce que gis nañ ni léegi ñi nga xamante ni ñooy 5 candidats yi ñoom nee nañ dañoo bëgg a jëlee fi Ablaye Diop mais est-ce que bu ñu booloo woon doon benn gënul toon yomb. ah bu ñu booloo woon nga wax nit mënu nekk opportuniste baal ma ci kàddu bi parce que nit balaa ñu booloo intérêt général da leen di intéressé mais intérêt personnel boo ko jëlee coalition bi du am maanaam ni ñu waroon a jubaloo ni ñu ko waxeeti waroon ànd am na ñaari parti benn parti boo xam ne ñaari candidat la am bu amoon bu nekkoon benn sax difficulté lay doon pour mu gagner ñu divisé wu en deux est-ce que yàlla sax dafa ne wabtasimu bi Abdullahi bi jami'an wala tafarraqu wabtasimu Abdullahi bi jami'an wala tafarraqu jàppante leen te bu leen tàggali ko yéen jullit yi kon ay ñaar bu ñu àndee te tàqali ko ndax mënuñu ànd Abdoulaye Diop ñu ko contrôle sax ñoo ne ànd ak moom na ay la yéwén te it nag ñooñu neexaluñ ko moomuñu ko ay intellectuel lañ ay cadre la ñoo xam ne kenn ku ne mën nga yor ginnaaw raay kon suñu toogee ba na Abdoulaye Diop yow la du Abdoulaye Diop rek gaa mais moom mooy candidat bi gagné et bi gagné Abdoulaye Diop di gagné amuñu benn coalition suñu deuxième mandat ci lañ am troisième mandat ci lañ am coalition ak réew mi benn nu ñu ko waxee action au maire la am tout département tout région Dakar ginnaaw la ko amee ndax gor muy Ibrahima Pouye moo nekk troisième nu ñu ko waxee adjoint donc beneen bi sax mooy nañ xam ne Ablaye Diop coalition Wallu la bokk Ablaye Diop candidat la man maay tey jii fii ñu toog nii maa représenté parti démocratique sénégalais comme ni ñoom Baye Ndior a recevoir représenté pas Ablaye Diop candidat la mais man maa représenté le parti dootul parti PDS moo dem élection le candidat le responsable du PDS moom la ñu tànn ci biir candidat yi maanaam 11 jours yi Abdoulaye Diop la ñu tànn takkal ko brassard bi muy capitaine d'équipe capitaine d'équipe ça ne veut pas dire que 11 yëpp moom kenn ki la non 11 yi ci lañ jël tekkal ko capitaine jiital ko. mais tamit ñu gis ni gars yi tamit dañuy wax nee nañu Ablaye Diop gën na fee yàgg sax ndax amul woon ay adversaire ñu ne gis nañ tey ren bii nii coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Benno Bokk Yaakaar bokk nañ ñu gis ne ñooñu nee nañ ay coalition yu mag lañ est-ce que tamit loolu gars yi nee nañ daal mi ngi doog am adversaire. kan mooy adversaire am. ñu ne waa Yewwi Askan waa Benno Bokk Yaakaar. ñoom dañ ñoo gën a yeew yeewuñu dañ ñoo yeew. dañoo yeew ñun maire de la ville conseil ville la mais maa ngi lay xamal ne maire de la ville sama xarit la jar na ci yu bari may na ma sax parce que conseil municipal yi ñuy may bi ñu ne duñ ko tirer conseil ñu jox ma ko waaye sama parti bi ma bokk ak liggéey bi ma fa liggéey moo ma ko jox ma leen di gërëm waaye nag di gërëm le parti démocratique sénégalais. Ablaye Diop amul adversaire mi ngi koy doog a am 20 ans loolu war nañ ko rus sax ci ginnaaw raay di ko wax kon waa kay di waa ginnaaw raay li tax ma gën a mer lu tax waa ginnaaw raay dëkk ginnaaw raay di ay cadre mu am ku ñuy wax aju mamaroon arrêté par di ko waxeeti kii ko fi indi décret présidentiel ñu affecté ko fi jox ko logement jox ko médicament jox ko lépp mu am service am muy dentiste dugal ko ci biir ñëw yëkkati loxoom waa ginnaaw raay yi waa affaire jiital ko mu mel ni yéen dañu am déficit de responsable
nan la ñu amee candidat parce que dañoo xeeb seen bopp lu tax ma doon jiite. mais jamono jooju tamit APR seen kii daa duggul woon moo taxoon ñu ànd ak Mazor. waaw waaw ku leen ko teg kan moo leen teg seen kii ba dañoo ragal Ablaye Diop est-ce que équipe su fekkee da ngaa war a football ak équipe su fekkente ñëwuloo nuñ ko nu mu tudd. forfait. forfait soo fekkee da ngaa football ba yàgg nga génn nuñ ko tuddee. xëy na da ngaa sonn nga football yaa ngi génn wala abandon. waaw abandon kan moo leen ko def Ablaye Diop moo leen ko def ñoom ñoo ragal Ablaye Diop. mais bi yoon nag ni nañ mi ngi doog ab adversaire ndax Benno Bokk Yaakaar dem na de te kiñ jiiteel mooy King Baba. mooy kan King Baba. adversaire kenn du ko xeeb waaye nit du xeeb bu ko ñëm àndal xeebee ñëm àndalul dawa raw Baba xam naa ko bëgg na parti bi jàmbaar la mais li ma def ci Birahim defuma ko ci Baba daf ma jox tout respect man daf ma jox respect mais wax dëgg yàlla yaaw jaal mënu la bëree ak Balla Gaye déedéet. yaaw jaal mënu la bëree ak Balla Gaye ba tey rek ñu leen di fàttali encore yéen a ngi seen émission jëm ca kanam. papa ñu gis ni bon ñu ngi jëmaat ci élection yi ban message ngay lancé maanaam ci wàllum violence beeg wàllum xeex beeg xuloo beeg te pourtant ñëpp benn lañ. waaw c'est-à-dire xam nga soo gisee tey ginnaaw raay musul am violence parce que ñi ànd ak Ablaye Diop ils sont conscients Ablaye Diop moomuñu dama ne Ablaye Diop dong la benn kartam la am mooy secrétaire général de la section mais ñi mu àndal ñoo ko encadré te ñi mu àndal ay non violents lañu ci parti démocratique sénégalais su fekkee noonu dañ doon xeex ak ñoom Diène di xeex ak ñoom Baye Ndioro di xeex ak ñoom Thierno Kane di xeex ak ñeneen tey du ñu yegg si fii di xeex ak ñoom Pape Thiam ak yeneen mais maire dañ ko sant encadré ko yaram tegginam socialam c'est dañ ko waxee moom wax dëgg yàlla il est confident maanaam nekkul koo xam ne secret boo ko jox mu am feedback nit ku ne nag am na jikkoom am na lu muy bañ nag ku fi yaakaar ne diplôme ya nga am parce que du ay diplôme. Ibrahima Fall moom loolu la wax nee na diplôme yi maam Ablaye Diop amu ko. man ban diplôme la am man def naa lycée def naa université ban lycée laa def ça fait lycée de la Rue et l'université de l'expérience. L'expérience fait la différence. Amadou Hampâté Bâ moo ko waxoon mu ne un vieillard qui meurt c'est son bibliothèque qui brûle du problème mu licence du problème mu diplôme dafa am ñaar dafa am un intellectuel d'expérience am un intellectuel d'instruction loolu dafay nekk un intellectuel administrateur da nga mën a yor administration mën a def politique mais soo melee ne man da nga am expérience politique mais su administration ñëwee doo ko mën a yor mais su ma jëlee amee mu yoral ma administration ma encadré ko ma jël le jeune là jox ko poste ma encadré ko ñu liggéeyal ma li ñu am solo mooy résultat lañu am solo du jàng soo jàngoon ba yey téere ci lu ñu la jox nga détourné ko solo fi ay député ay cadre yoo xam ne soo détourné l'argent du Sénégal seen jàng lu mu jëriñ. mais tamit nag ba tey encore ñu bañ a génn ci wàllum cadre violence bi parce que am na ñu ne tamit élection yi bu amul violence rek ci Ablaye Diop la dépendre parce que nee nañ du ñu nangooti muy jël ay car di leen yebee dëkkam di leen andi fii ñuy ñëw di voter si te ñooñu du fii lañu dëkk. waaw xafa am loo xam ne duma ci wax sax parce que ay ñàkk fayda la ci man dama ne wax ci tontu ci ñàkk fayda la ci man. ba Ablaye Diop di importer ay car di ko indi fii ginnaaw raay kon Ablaye Diop am na fu mu dëkk ñu nañ importer ci ñoom. waaye dina neen duñ neen taxaw temm ku fi dugg si ñu Dakar la neen loolu indi violence. damay demander candidat yooyu waxuma Ablaye Diop
ma def ak ñi nga invité ñu def face à face waxuma Ablaye Diop Ablaye na toog fee candidat yooyu ñëw ñu toog ma xool leen ñu xool ma ñu wax ko non ñemewuñ ko. mais ñoom loolu la ñu wax de. non xam nga le parole s'envole mais ce qui reste nañ ko bind. parce que parole kenn mënu ci sanctionner nit parce que bu la neex nga ne waxuma ko woon mais nañ bind. comme les paroles s'envolent mais ce qui reste il faut ñu écrire signer confirmer loo ñu wax loolu ay sos la te gor warul sosal moroomam xanaa ñoom dëkkuñu fenn et puis Abdoulaye Diop rus na lool yéen a ngi fi di yéen a ngi xool manifestation yi gisu leen ni peuplé dañ leen importé. waa Guinaw Rail dañ ci gis. ana ñoom seen bos man nga ma kaa woon fii. gaa yi ñu ngi yëngatu de. mën nga ko xëy na yaa gisul mais gaa yi ñu ngi yëngatu de. mais damay demander candidat bu nekk damay demander nga wut benn ñu def débat Guinaw Rail 1978 laa fi ñëw def naa 4200 Guinaw Rail si di fi kii kon kum mën a doon loo ma xamal ma def ko te waruma ko def muy injustice wax ko. kon nag yaakaar naa ne yéen candidat yi loolu leer na Baye Mor Diagne nee na pare na pour def ak yéen débat du sax Ablaye Diop mais yéen ak moom rek ngeen ñëw li ngeen waxoon ngeen dellu si yaakaar naa ne ko ñu ngi si cappaandawu émission bi balaa ngaa tàggatoo ñu gis sa diggante ak Ablaye Wade ñu see ñàkk wax da ngeen ci mën a wax tuuti rek boo paree nga tàggatoo ndax yaakaar naa ne sama technicien may def si ñama émission bi. waaw Ablaye Wade danoo yàgg Ablaye Diop maa ko jël yóbbu ko ci Sam Bathily Sam Bathily jël ko yóbbu ko ci Pape Diouf Ablaye Wade mi may jëkk recevoir 84 su may woon sax indil la kii bi lettre bi 5 personnes 84 la ma jëkk recevoir maa ngi ay lettres yi correspondance yoo xam ne am naa ko dañ ko yóbbu ci Pape Diouf ñu ne ko commissaire politique mu nekk coordinateur de tous les commissaires Ablaye Diop fii mu nekk nii ci association des maires furootu ci dafa nekk deuxième PDS partem d'accord mu nekk trésorier AMS Ablaye Diop musul def benn fraude ci ñoom xamuñu ko parce que def ko ci seen kanam Ablaye Wade nag recevoir na ma bi coowal Baara Gaye jógee photo baa ngi nii ci bitti ay photo laaj ma lu xew Pikine ma expliqué ko ci média lay wax de ba ma ko expliqué ba pare mu ne ma dama lay booleeg Baara Gaye ma ne ko dooma booleeg Baara Gaye fii la faloo MCL fii la ko créé man maa doon coach sam mu ne ma tax ma ne ko du sama responsable mu ne ma dama lay booleeg Sëñ Saliou Dieng Aliou Diop wax ko directeur cabinet mu woole ma ak Sëñ Saliou Dieng ñu àndi liggéey lu tax mooy Baara dafa amoon problème interne boo xam ne xam naa ko suñu diggante la mooy diggante rapporteur général secrétariat national ak secrétaire général adjoint ça fait 2 secrétaire national 40 membres la secrétaire général adjoint du parti c'est l'ensemble du parti militant du parti démocratique sénégalais conviction boobu moo am ba situation bi am ci te ñoom ak jara ñoo tee Ablaye Diop nekk mairie ville parce que ñoom dañoo jël seeni conseillers jox ko Timbo 8 conseillers te 5 voix la Timbo rawee Ablaye Diop ak ñeneen ñu ci bokk kon loo xamul Ablaye Wade man fi ma teg dafa ma teraanga ju nekk na nuñ ko waxee adjoint suppléant Aliou dafa am histoire yu am ba tax ne ko mu jël sama place jox ko keneen mais muñ naa ko parce que du sa wërsëg conseil collectivité territoriale candidat la woon yàlla dogalu ko
kon man fii luñ fi nekk moo tax damay wax nammuma dara fi ñu toll nii li ma bëgg rek mooy sama kóllëre ak Ablaye Wade fi may jeexale nag mooy Karim Wade. Karim Wade dañ ko tooñ épinglé ko kenn gisul benn dërëm bu mu lekk dafa am na conviction bu ñuy def Karim Wade c'est le candidat du Parti démocratique sénégalais investir par un congrès de 3 candidats moom moo fël ñu nommé ko ñu def ko ñu investir ko bokkul ak secrétaire national bi Ablaye Wade yore congrès ko fal kon Karim Wade mouvement la yor mais yoruñu ñun responsabilité bi ma yor yoru ko waaye mooy suñ bombe de retardement boo xam ne fa muy jógee di ñu jàppale manque à gagner bi moo ñu ko indi muy la Karimis dañu waroon ñàkk rek ñoo ko ñëw complété ko état ba léegi mi ngi ñuy jàppale te ñu def ko liñ ko def trahir baayam maa ngi lay xam ne le Sénégal tant que bàyyiwul wu ñu Ablaye Wade ak fa ñu jëm yeggaguñu fa su dee violence nañu góorgóorlu am na nag foo xam ne président da leen di nax président nee na leen wutal liggéey un pays industrialisé kenn du ko def un pays commercialisé la Mauritanie pays commercial la Guinée pays commercialisé la Gambie pays commercialisé le Sénégal c'est un pays industrialisé soo defee la libéralisation commerciale chinois yi ñëw américains yi ñëw allemands yi ñëw ngay importer te doo exporter xaalis bi day bari mais doo ci bénéficier mu ngi fa leneen lu garaaw mu signé APE accord partenariat économique Sénégal ci suuf lay jëm day daanu mu defaat lu gën a garaaw li syndicat yi nopp ko article 47 code du travail dañ ko indi article 35 moo tax ku mu neex nga dàq loolu la tax ñu naan la flexibilité d'emploi loolu ko indi syndicaliste wax xam ne lu mu wax les syndicalistes sont trahis la masse travailleur parce que kaasul luñ leen li indi Double Félix mooy 81 bi ñu defee état sur l'éducation ñi xëy ñi gont ñi xëy ñi gont beneen bi mooy des mooy boo amee croissance économique 7% am croissance démographique 10% la demande est plus forte que l'offre je n'ai jamais marché Sénégal foofu la toll. kon yaakaar naa ni loolu leer na Sénégal foofu la toll yaakaar naa ni suñu papa wax na lépp léegi lan ngay tàggatoo ak lan ngay wax 8TV ak émission jëm sa kanam. waaw li may toppatoo 8TV dama ci kontaan ndax yow doomu ginnaaw raay nga ma xam sa maam mu participer fii moo tax bi ñu defee fii benn monument dañ ko tuddee monument Arona Thiam di gërëm Baye Alaye Sow jam ñoo yàgg na Baye Alaye Sow moo ñu ko financé Baye Arona yàlla kay la xalaat jànn lu ñu fi def rek bokk na ci ñu ko jiite muy sa maam waaye jotagu leen ko pourtant kamoon taawoon la ñun ñëpp kamoon taawoon lañu man sa maam ak yeneen kamoon taawoon lañu yéenay booy taawoon mais gis naa ne maa ngi lay ñaanal di ñaanal 8TV di ñaanal membre yi ko boole yëpp parce que dañu ne qui tient l'information et de la communication tient tout qui perd la communication et l'information perd tout pourtant man mi ñuy wax jàngu mooy lan mooy jàng la formation mooy jàng intelligence constance cohérence capable d'écoute esprit de dépensement social loolu soo ko xamee nga def formation man ngaa wax ak ku ne ci sama làkk bi may làkk ku ci ñeme na ñëw maa ngi moom débat ku mën a doon bàyyiwuma kenn maa ngi gërëm nag li seen dëgg ginnaaw raay di leen gërëm di leen naan nit dafa war am ambition d'accord naa ci ñu nekk ay candidat waaye ku ne na xam boppam balaa ñoo wax sa bopp xam sa bopp moo gën a gëm sa bopp ñenn ñi am na ñoo xam ne xamuñu seen bopp bu ñu xam man li ma wax ne am na ñoo xam ne nañ ma xool ci kii bi xamuñu seen bopp. yaakaar naa ne kàddu yaa ngi noonu. maa ngi gërëm wàllu askan wi vraiment di leen encourager
ñoom ñii ñuy suñuy adversaire ma di leen di ñaanal waaye nag ñaan lu ma leen ñu gagné dama leen ñaanal ñu gagné leen waaye ñu am honneur waaw vraiment loolu laa leen ñaanal mais ñaan lu ma leen ak victoire damay ñaanal Wallu Askan Wi victoire bu gën a bu yaatu waaye ma leen di souhaiter jàmm dara bañ leen a jot ñun ñëpp dara bañ jot mu nekk ci jàmm ñun ñëpp ñu fekke ko di gërëm jeunes yi di gërëm femmes yi maa ngi gërëm nag samay responsable ku mel ne Khady Diagne ku mel ne comment dirais Awa Diagne ku mel ne Mayoro ku mel ne Badou yow duma la si boole parce que yow gisuma fenn foo ma jàppale te yaa waroon nekk numéro 1 yow laa jëkk a tànn maa ngi ci communication yow la ma ne ba ma lay tànn ma ñii kon di gërëm ñoom ñëpp gërëm Souleymane di gërëm nuñ koy waxeeti soxna di ñanga di gërëm sama doom Issa di gërëm Roqe Issa di gërëm ñëpp daal vraiment su ma limee du ma yeggale kon damay ku ma ciy fàtte tam maa ngi lay ñaare nga jégal ma waaye wax dëgg yàlla ñëpp laa gërëm surtout Awa Diagne surtout Binta Kane Farsal Ndiaye moom itam maa ngi koy gërëm di gërëm ñëpp daal wax dëgg yàlla xëy na mënuma tudd ñëpp ku ma ci tudd itam nag ma baase xam ne xel day fattu mais di la gërëm yow itam nag wax dëgg yàlla di ñaanal Bilal yàlla na perte ñi ma àndal yàlla nañ perte di ñaanal Bilal yàlla na perte ak ñi ma àndal waa di wax dëgg yàlla Abdou Jonn di nuyu maye sama doom nuyu kandaa yi wax dëgg yàlla di leen ñaanal yàlla may leen wér may leen jàmm. waaw yaakaar naa ni kon waaw incha allah kàddu yi rafet na waaw kon émission bi nag ñu ngi ci di ñu fàtte di gërëm suñu sponsor association art et culture ñu ànd ak ñun ci émission bi ñuy def dépp bañ ko commencé ba léegi di gërëm tamit sama cadreur bi sama caméraman Mansour maa ngi lay jaajëfal Mouhamed mi nga xamante ni moo nekkoon ci lumière bi kon di leen jaajëfal di leen jox dig daje incha allah ba beneen émission ba beneen jëm ca kanam ak feneen ak keneen wasalaama